ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci entreprise bi nga xam ni mooy Orange yaakaar naa ni bu amee ci 48 heures yi ñu weesu message yi ëpp ci ñu jot mooy ñu wax ci mbirum Orange ci ni muy doxalee ak consommateuru sénégalais yi. li waral coow li nag mooy Orange dafa xëy bés wàññi offre Illimix yi maanaam li consommateur mobile yi di am ci volume de connexion ba pare nag yokku njëg bi maanaam prix yi yóbbu ko ba 7500 4500 jàpp 1300. ñu bari ci consommateur sénégalais yi jëfandikoo service mobile bu Orange ñaawlu ko di ko dénoncer ci réseaux sociaux yi moo tax ñu ne nañ ci àddu par respect pour ñi nga xam ne bind nañu pour ñu wax ci mbir mi mais lépp rek ñu teg ko ci ay argument yoo xam ni xel dina ko mën a nangu. jéem a xam li tax Orange ñàkk a respecté consommateur sénégalais yi ba saa yu ko soobee yokk ay offre am pour ay raisons économiques daañu ci ñëw loolu lépp. wax aussi ci ñun sénégalais yi nga xamante ni ñooy consommer service su Orange yi itam lan moo ci suñu responsabilité. parce que ñun li ñu gëm xëy na keneen mën na ci bañ a ànd dañ ko koy nangul ci démocratie la ñu nekk ku ne ak sa gis-gis mais ñun li ñu gëm te jàpp ko mooy li Orange di teg consommateur sénégalais yi du nguur moo koy lijjanti parce que bu ñu amoon volonté bi amaana dañ ko mën a saafara. du organiser ay marche moo koy régler ndax Orange majoritairement du suñu moomeel dañ ko privatiser depuis des années lu koy faj ñun la ñun consommateurs sénégalais yi ñoo ko mën a régler définitivement mais ci naka loolu lañ fas yéene leeral tey. pour comprendre lu tax Orange jàppe ñooy foyekaay ñun Afrique suñu réew yi rawatina Sénégal il faut que ñu dem gëstu xool société bi ci ban situation la nekk biir dëkkam muy France. parce que li doomi aadama yi war a comprendre mooy chiffre d'affaires Orange ci suñu biir réew yi maanaam li ñu fiy gagné ci xaalis ni muy yokkee par an melul noonu boo demee seen biir réew muy France. bu ñu jëlee atum 2019 bi Orange présenté wi seen résultats seen biir réew dañu seetlu ni perte nañ ñoom Orange biir France lu toll ci 54 000 clients yuy jëfandikoo seeni service mobile maanaam juróom fukk ak ñeenti junni clients yoo xamante ni dañu abandonné bàyyi service mobile yu Orange. loole li mu sabab mooy ñoom Orange seen chiffre d'affaires dafa baissé ci réewum France même bu dee ni am nañ chiffre d'affaires bu toll ci 18 milliards d'euros en 2019 ci seen biir réew. mais li gën a am solo ci rapport annuel bi Orange présenté en 2019 mooy li tax seen entreprise bi di gën a soqaliku malgré perte yi ñuy am biir France mooy li ñuy gagné Afrique ak Moyen-Orient bi. bañ na ko sax ba ci rapport bi dañu ne le groupe est porté par la zone Afrique Moyen-Orient à plus de 6% contre 1% en Europe maanaam. këru liggéeyukaay bi bu dul woon ak Afrique ak zone Moyen-Orient bi làmbaay ñaaw loolu lépp li muy tekki mooy bu dul woon ñun suñu réew yi groupe Orange dinañ nekk ci jafe-jafe yu métti. mais ba tey ci perte Orange yi biir France maanaam lañ fay ñàkk ci xaalis këru liggéeyukaay bi ne dafa lancé woon benn service bancaire muy Orange Bank en 2017 mais en octobre 2019 bi ñu weesu. ñoom Orange dañu seetlu que ni perte nañ lu toll ci 115 millions d'euros entre janvier jàpp septembre 2019 ci service bancaire boobu nga xam ni lancé woon na ko. loolu aussi di beneen indice buy wane jafe-jafe yi Orange nekk biir France ak lajji yam fa lajji bëgg ko nag daboo suñu réew yi. donc pour comprendre lu tax Orange di bëgg a rey suñu réew yi di ñu facturer ay services yu cher il faut que nga dem France gëstu ci ban situation la ñu nekk. foofu dañu nekk en concurrence ak yeneen entreprise de télécommunication yu ci mel ni Bouygues Télécom Free ak yeneen société ku ci ne ci entreprise yooyu noonu di proposer ay services de qualité waaye itam ay offres yu am solo ci njëg yu yomb te loolu li mu jur mooy bu Orange yokkee seen i njëg foofu noonu muy France comme ni ñu koy defee suñu biir réew yi clients yi daañu leen fa bàyyi dem ci yeneen opérateurs yi nga xam ne ñooy proposer prix yi gën a yomb te bu ñu xoolee ci chiffres yi loolu mooy li am Orange dafay réaliser ay pertes yu am solo biir France léegi perte yooyu noonu la Orange di fayu ci suñu réew yi ñun Afrique parce que nee naa leen sànq lu tax groupe Orange di réaliser ay pertes biir France mais teewul société bi mi ngi continuer di stable financièrement c'est parce que suñu réew yi ñoo porté entreprise bi bu dul woon ñun làmbaay ñaaw bu dul woon Sénégal Mali Guinée-Bissau Guinée-Conakry Côte d'Ivoire ak yeneen réewu Afrique Orange daanu na bu yàgg. dañ leen di jox rek quelques chiffres yoo xam ni ci seen site ñoom Orange lañ ko jëlee pour que ngeen comprendre ñun ban njariñ la ñu amal këru liggéeykaay boobu noonu.
en fin 2019 fukki africains yoo jël au moins kenn am na ci puce Orange parce que ñi ngi ci lu toll ci fukk ak réew juróom-ñett ci suñu continent. En 2018 Orange am na 125 millions clients ci suñu réew yi ci chiffre d'affaires bu toll ci 5 milliards 200 millions d'euros boo ko convertir en francs CFA muy lu ëpp 3400 milliards. donc pour mën a sensibiliser sénégalais yi ci Orange faaw ñu xamal leen lii lépp parce que ñun ba tey xamuñu ban force la ñu am ak lan la ñu représenté ci entreprise bi nga xam ne mooy Orange. li doomi aadama yi war a xam xippi ci seen i bët mooy suñu réew yi la Orange di daboué perte yi muy réaliser biir Europe maanaam ci ñun la koy fayoo te il faut que ñun ñëpp ñu yeewu ci biir boobu noonu. donc li Orange xëy bés yokku njëgu offre mobile yi amaana buñ ko bëggee sippi sénégalais yi fay liggéey tooñ leen buñ ko bëggee sippi itam responsable sénégalais yi fa amee ay poste daañu leen tooñ parce que ñoom ay employés lañ juste dañuy jot ay ordre jógee ci kaw. décision bi Orange jël yokku njëgam yi mi ngi jógee ci groupe Orange bi nekk France parce que ñun suñu réew sàggan nañ ba opérateur bi rëcc ñu tàbbi ci loxoy waa bitim réew ñoom ñoo toog xam ni Europe seen chiffre d'affaires mi ngi wàññeeku bu baax ñi ngi am ay perte léegi nag ñu ne nañ ko dabu ci réewu Afrique yi yokk prix yi ñu mën a combler suñuy perte explication bu simple bi loolu kese la. léegi nag lan moo koy saafara yaakaar naa ni ñu bari foofu la ñuy xaar. li koy faj waxoon nañ ko ci njëlbeenu vidéo bi du nguur moo koy régler du marché moo koy régler li koy régler mooy ñun consommateurs yi ci naka nag lañ koy régler mooy boycotter service Orange yi maanaam service mobile yi boycott nag boo ko déggee mënul nekk lu neex boo déggee boycott mooy bàyyi leen ngir wut ci saafara rawatina nag bu fekkee ni yow da nga boycotter yow consommateur bi ci Orange lay gën a métti te loolu daañu leen ko wan. ñu bari boo gisee lu tax duñu boycotter Orange parce que jàpp nañ ni seen réseau moo gën yeneen opérateurs yi mais ku bëgg dara faaw nga nangoo def ay sacrifice boo mënul nag def sacrifice yooyu noonu jàppal ni yow lépp luñ la teg war nga ko nangu dagan na donc toogal ne pata pataaral te wax naa leen ni bu Sénégalais yëpp boycotter Orange ñoom ñoo ciy gën a perte ndax lan moo tax ñun bu ñu boycotter ñoom ñooy gën a perte bu ñu jëlee atum 2019 bi ñu weesu Orange am na chiffre d'affaires bu toll ci 1086 milliards de francs CFA suñu biir réew muy Sénégal boolewuñ ci yeneen réew yi loolu li muy signifié mooy bu sénégalais yi jëfandikoo Orange yëpp xëyoon bés boycotter Orange pendant une semaine maanaam juróom-ñaari fan chaque jour Orange dina perte au minimum lu jege 3 milliards. ngeen yaakaar ni Orange bu pertoon plus de 20 milliards en une semaine ndax li ko sénégalais yi boycotté du dellu ginnaaw ci décision yi mu jël forcément day dellu ginnaaw ndax liy métti ci moom lay jógee. donc il faut que sénégalais yi am culture boycott parce que mooy seule solution pour jàmmaarloog ay entreprises yu mel ni Orange xam ne jàpp nañ ni mën nañ def lu leen neex di ñu fowee pour yokk seen chiffre d'affaires waaye itam mën a combler perte yi nga xamante ni ñu koy am Europe. lenn war nañ ko comprendre mooy coowu réseaux sociaux yi Orange faalewu ko maanaam wax ji yëngalu leen jëf mooy tax ñu réagir parce que ñoom jàpp na ni ñoo fi teg tànk coow lay bari mais kenn du dem ci beneen opérateur. ndax bu ngeen seetloo même ci seeni publicité li ñuy gën a mettre en avant mooy bu ànd ak réseau moo gën maanaam ñoo fi gën la réseau loolu la ñuy bàkkoo kon coow li yëngalu leen ndax lii du lu bees c'est pas la première fois Orange di def jëf ju ñu mel consommateurs yi parce que xam na ni du mujj fenn ci seen xel dañu naan coowu sénégalais ñaari fan lay doon après mu jàll ci leneen moo tax li gars yi di indi ñëw ci internet bi terewu leen nelaw parce qu'ils se disent que ni lii benn temps bu gàtt la rek gars yi dem ci leneen. kañ la Orange di réagir mooy bu toogee ñaari fan gis ni gars yi jëndatuñ connexion mu seetlu ni perte na ay milliards en quelques jours mu remarqué que ni gars yaa ngi tuxu di dem ci yeneen opérateur comme ni muy amee biir France bés bu loolu amee ñoo leen ko garantir Orange dina dellu ginnaaw dina changer doxalin gën a respecter consommateur sénégalais yi ñun li ñu war a xam mooy consommateur moo yor doole gi. entreprise loo am doole loo am ay moyens boo amul ay clients doo mën a doxal say activité boo amul ay clients da ngay perte il faut que sénégalais yi xam ni sans ñoom Orange du exister ba fi nekk leader parce que ñoo koy jox xaalis donc pouvoir boobu noonu boo ko amee da nga ko war a xam di ko exploiter Orange ak ni muy doxalee ak sénégalais yi ay coow réglé wu ko lenn moo koy réglé mooy boycotter juróom-ñaari fan bu ko sénégalais yëpp déggoowee ne duñu jënd service Orange yi ñoo leen ko wax bés ba ca topp daañu jël ndogal wàññi seen prix service yi proposer offre yoo xamante ni yu am solo la ci consommateurs yi te loolu faw ñu conscience yi. ci fànn boobu noonu am na ay sénégalais yu lancé benn page Facebook tuddee ko boycottons Orange Sénégal benn page la boo xam ni
bépp action bu gars yi di mëne jëm ci boycotter service Orange yi ngir mu soppi doxalin ci page boobu noonu lay amee. donc na ñëpp suivre page boobu noonu mën a xam yan démarche la gars yi di mëne ngir Orange respecter sénégalais yi jox cër consommateurs yi nga xamante ni ñoo koy jox xaalis ndax lu coow li bëree bëri Orange mooy lu kenn consommateurs yi ñoo tax mu nekk fi. donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.